asalaamaaleykum am mbégte ànd ak yéen ci télévision Futurs Médias benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg gi ponk yi ci gën a fës bokk na ci ay jafe-jafe di yoot hôpital Grand Mbour ba ca Mbour ndax waa kër docteur ya bootu ca ginnaaw SAMES di syndicat bi ëmb médecins yi di ci Sénégal ne boo moyul ñu dem grève fanweeri fan ak benn ci weeru mai bokk na ci li ñuy naqarlu benn xaatim bu dox ci diggante hôpital bi ak beneenu bërëb bu fajukaay ak anam ya ñuy liggéeyee ñu ne dafa ñaaw loolu ñeneen ñuy dund ay jafe-jafe muy ña yeewoo ca quartier ba ñu naan Grand Yoff monument fii la ci Ndakaaru ca Grand Yoff ñoom ndox mu bon mu salte moom moo ñëw fees dell ci yoon ya foofule ña dëkkee ca wàllu woowule ak jaaykat yi nekk ca marché bu Grand Yoff ne loolu ñu ngi koy dund ab diir a ngi nii beneen ponkit ci xibaar yi mu di Moustapha Diakhaté muy joxoñ baaram tuuma njiitu réew mi Macky Sall ne dafay tarxiis fan yi rek ci ay kàddu yu muy yëkkati bu ci mujj mooy kàddu yi mu wax ci autoroute à péage bi ne ku amul loo fay bu fa jaar moom mi nekkoon chef de cabinet bu njiitu réew mi moom Moustapha Diakhaté di woo Macky Sall mu noppi fii léegi muy xam ni muy waxee ak askan wi. ci wàllum tàggat yaram Sénégal dafa nar a dem uti ji ab dëkk bu koy dalal ci match bi mu nar a amal ci weeru juin ñeel éliminatoire mondial yi ñu nar a amal fële ca Qatar 2022 FIFA moom moo jël dogal ne Stade Lat Dior bu Thiès kenn mënu fa dalal ab jongante loolee lépp kon mbokk yi tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak mbas mi ci réew meek fiñ ci toll ci bés bu mujj bile wàññi nañu lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti nit yu amee jàngoro bi ci juróom-ñeenti téeméer ñeent fukk ak juróom-ñetti ci ay test yu ñu def waaye amul kenn ku faatu ci bés bu mujj bile am na fukki nit ak ñett yu sonn loolu ba jamono ji ñu nga Sowétas dañuy desandi ci wàllum paj mi ba léegi ak liggéeykat yi nekk hôpital Grand Mbour ba ca Mbour ñoom nee nañu boo moyul fanweeri fan ak benn ci weeru mai bi ñu nekk dinañ bank seeni yoxo dootuñu liggéeyati SAMES di syndicat bi ëmb médecins yi ci Sénégal faree foofu ci hôpital ba la ñuy naqarlu mooy benn déggoo bu dox ci diggante hôpital bi ci boppam ak benn centre d'imagerie bu ñuy duppee Polymed yeneen ponk yu leen naqari mu di anam ya ñuy liggéeyee ak ñàkkum jumtukaay bi fës ci këru fajukaay boobule dañ ci ànd ak docteur Abdou Karim Diop moom moo yore kàddu médecin yooyu la ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. dafa jël service yi nga xam ne mooy fu ñuy defee rajo ak ay échographie ak yooyu yëpp mu dénk ko benn service boo xam ne dañuy liggéeyandoo waaye liggéeyandoo bi dañ ko tëral ci ay sart ci diggante hôpital bi ak Polymètre ku ne warloo ko Polymètre daf ko doxalul ni mu war a doxee. loolu moo tax tey syndicat bi ne dafay déposer préavis de grève donc avertir ne fii ak weer bu fekkee ni mbir yi sotti na. alhamdulilah bu fekkee ni rek lijjanti wuñ ko nag fii ak weer. syndicat bi dina jóg dox ay ñaxtu daal di dakkal liggéey bi def li ñuy wax grève boo xam ni ñetti fan lay tàmbalee à partir du 31 mai. ñeneen ñuy ñaxtu ci beneen wàll muy mbootaay bi ëmb ñi génnee ci UFR CEPS muy science de l'éducation de la formation et du sport bu université Gaston Berger ba ca Ndar ñoom amal nañu ab doxum ñaxtu ci route nationale numéro 2 ba ci ay simili sax danoo baare tali boobule ña ca bokk la ñu bëgg mooy ñetti téeméer ak juróom-benn nit yi amee licence ci sciences et techniques activité physique ak sportive ñu jël leen dugal leen ci fonction publique bi étudiants yi jàpp ni ñooñee leen jiitu nga xam ne ay at a ngi nii ñu toog liggéeyuñu loolee warta nekk Michel Barthélémy Diédhiou moom moo yor seen kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. suñu dox ñaxtu bi dara waralu ko lu dul dénoncer mooy wane injustice bu ñuy dund fii ay at tey jii nii étudiant UFR CEPS section STAPS tey jii def nañ formation bi nga xam ne 3 ans la 3 ans formation yi nga xam ne subir nañ ay stage dem fii étudiant yooyu noonu 6 ans a ngi nii ñu ngi taxawaalu ñenn ñi tey jii nii ñu ngi def leneen li nga xam lu dul seen mën-mën étudiants yow mënuñu lu dul jàngale rek la ñu xam jàngale rek la ñu mën tey jii nii umpulewul leen ne monsieur le président Macky Sall ak ministre am bi yor wàllum njàng meeg jàngale bi monsieur Mamadou Talla fan yi néew dégg nañ leen ñuy wax ci recrutement enseignants yi donc di wax ne tey
suñuy wër ñuy jàngale dëgg étudiants yi nekk fii UFR CEFS te am seen licence am seen lijaasa kenn gënu leen ko yellool ba pare ñu ne lan mu lancé commande KM bii nga xam ne moo fi nekk yeneen discipline yi di ko am te ñun amuñu ko beneen aspect mooy directeur bi duñ ko may délai mu lancé commande mu lancé appel à candidature KS bi lu mu gën a gaawee ndax loolu dañ ko soxla. am nañu nekk it ci wàllum alphabétisation ñoom it juróomi junni enseignant maanaam jàngalekat yooyu la njiitu réew mi ne dañ leen di jël ci fonction publique bi bëgg nañu ca bokk diggante Kaolack Thiès ak Ndakaaru ñu ngi toll ci juróomi téeméer te nee nañu diplôme bi ñu am mën nañ ko méngale ak CAP di certificat d'aptitude professionnelle ñoom nag daje nañu ca diwaanu Kaolack ngir wax seeni tawat reportage Ibrahima Diame Fally Gueye. Depuis mën nañu wax ni 1999 ba léegi ñu ngi ci alphabétisation di xeex yor ay CAF classe alphabétisation fonctionnelle yor ay ECB yor ay OCB ay organisation communautaire de base lu nekk ñu yor ko ci alphabétisation tey bu ñu ñëwee ba yegg si fii ñu def benn examen ñu mën ko tuddee natt bu ñuy wax VAE ñu tuddee ko validation des acquis de l'expérience ba am attestation bi ñu toogaat jàngataat suñu bopp ñu mën a définir comment dirais-je diplôme boobu mu nekk muy diplôme bi plafonné ci wàllu alphabétisation muy validation des acquis de l'expérience ñu mën ko dippee mu méngale ko ak CAP kon tey suñu mébét mooy dégg nañu ni état bi digg na lu mat juróomi junniy poste ci wàllu jàngale ñu bëgg ci laaj fi nga xamante ni bii nii fa la langue nationale yi féete fi nga xamante ni bii nii fi la acteurs yi doon yëngu ci wàllu alphabétisation féete. effectivement war nañoo mën a bokk ci juróomi junni yi nga xamante ni bii nii moom la nguur gi ni day recruter. ñuy jéggalu ki yore kàddu kon ñooñu nekk ci wàllum alphabétisation ngeen doon dégg ci micro Ibrahima Diame lu soriwul Kaolack Diohine ca Fatick xam ngeen ne amoon na fa fitna ba benn waay bu toll ci juróom benn fukki at ak lu topp faatu ca ndaw ñi bëgg Serigne Bara Sène abal leen foofule waaye juram di Serigne Cheikh Ndigal Sène moom mu ngay métitlu bu baax a baax xew-xew yi amee foofule tekki na moom jàmm képp lay woote ba tax na moom Serigne Cheikh Ndigal Sène nee na doomam joojulee di Serigne Bara Sène dina bàyyeekoo ci village boobulee di Diohine ni ko ndaw ñi bëggee mi ngi doon jàkkaarloo taskatu xabaar yi démb dañ koy déglu ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. yàlla mi nga xam ne moo fi nekk te moo fi nekk ba ila yow mi diin xam na li xew ñun séeréer yi it xamante nañu ci sunu bopp ñun xam nañu li nekk ci biir ñun séeréer yi xam nañu li nekk ci biir waaye duñ ko wax ndax buñ ko waxee defar buy indi yàq lay doon te man defar dong ma tax a jóg lii ma ci leeral nag gannaaw li ma ciy teg mooy dama bëgg ñépp xam ne sëñ Cheikh Ndigal Sène doxul ci violence te it ñi ñu bëggoon a jaxaseeg ñun naan chrétien nag jullit loolu amul parce que ñooñu yëpp samay xarit lañ yàlla xam na ko man daal jam laa bëgg jam boobee ma bëgg nag tabax yooyu lañ fa ñàkk lu mu gat-gat war na ma téeméeri million te ku fa dem xam li ma wax yépp bàyyi naa ko waa Diohine sama doom waxuma Sëñ Baara de mi ko tabax waaye sama doom sax su ma sañoon dootul dugg Diohine ba ilaa yow mi di waxuma Sëñ Baara moom waxaale wuñ ko moom lépp bàyyi naa ko waa Diohine lépp ñaareel ba ñi ko def yépp baal naa leen ak àdduna ak alaaxira topp ma kenn dara waaye li ma mën a waat bàyyi nañu lépp ak waa Diohine lañ fa lakk it jégal naa leen ko laajuma ci dara topptuwuma ci dara lii su fekkee mos naa ci wax lu ñaaw maa ngi koy jéglu àdduna ak alaaxira Serigne Cheikh Ndigal Sène ngeen doon dégg noonu ci micro Aminata Goudiaby artisan yi nekk ci arrondissement bu Katakel ñoom ñu ngay yëglu ndax ñu nga toll ci ñetti junni nee nañu te daanaka juróom-benn képp moom moo jot ndimbal ci force fond Covid 19 boobule ñu teg ci réew mi nee nañu yàgg na noo xaar ba danoo tàyyi ñu yëkkati kàddu yooyu le ci daje buñ doon amal ak taskatu xabaar yi ca Nganda dañ ci ànd ak Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ñoo ñu teewal ca région bu Kaffrine. dañuy woote wallu ci Macky Sall bi nga xam moo nekk président bi suñu xaalis fan la tagee ba nit artisan yi man ci jot. laaj boobu la ñu samp ñoom artisan yi yeewoo ci arrondissement bu Katakel toll ci ñetti junni nee nañu booba ba léegi de joteguñu seen xaalis bi leen diggoon ci Covid bi. parce que ñun sonn nañ trop
am na ñoo xam ne dañ doon jógee fii di dem Gambie di fa liggéeyi xaalisu Covid bi moo tax dañoo mujj resté seen campagne yàqu na kenn génnul dëkk bi ren maa ngi woote wallu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ca kaw suñu xaalis fan la tagee su fekkee nga xam ne dañoo amuloon xaalis ci xamal ne amuñu xaalis boo liggéey bu ñu laajee ñi xam ne ñun amuñu dara ci kaw. ñoom artisans yi toll ci 3 junni ci juróomi communes yi bootu ci arrondissement bu Katakel juróom-benn nit kott ñoo ci am as tuut ñuy laaj nag li ci des fu mu dugg. arrondissement bu Katakel 5 communes la juróom-benn nit ñoo fi jot. saa yi li fi nekk ëpp na 3000 li ñu recensé ëpp na 3000. juróom-benn nit yooyu sax nekkuñu ay artistes parce que amuñu sax. loolu man jooy naa ko chambre de métier barki démb dem naa fa di leen wax waaye daf leen def problème ñoom itamit parce que li mu leen defee problème mooy artisans ñi nga xam ne dañoo figuré ci chambre bi. amul ci kenn ko xam ne kii ñi jot ñoom am nañ carte ñun nag sonn nañ trop ñun waay Nganda wallu la ñuy wootee ku ñu mën a wallu daal ak Macky Sall. xaay bi ñaar fukki milliards ak juróom. mais juróom yi lañ si jot a séddale def na ñaar fukki milliards yi ba léegi man ma déggee loolu moom dégg naa ko ci rajo bi ñu wax ko waxaat ko. ñoom artisans yi li ñuy laaj nag ndax la woon daa woon nekk te bëgg nañoo jot seen tuut ndax njiit réew mi moo leen ko digoon. jëwriñ bi ñu dénk napp gi moom mu nga woon fële ca bët saalumu réew ma rawatina ca Sédhiou Aliou Ndoye di rafetlu bu baax a baax liggéey bu am solo ba ñuy def ca fa ñuy yaree jën nekk foofu ca Sédhiou mu ne dina def kéem kàttanam ba nappkat yi nekk ca Pakaaw jafe-jafe yi ñuy dund mu jeex jamono jile lu ci mel ni utal leen camion frigorifiste ak ay chambre froide yu ñu mën a denc jën yi yokkal leen sax bërëb boobee ñuy liggéeyee Aliou Ndoye la ñuy déglu ci micro Bakary Konte ak Xaali Jàmme ci Sédhiou pour xool aquaponie bi lii di exemple parce que ci lii la ANA bëgg développé ci Sénégal yëpp ay bërëb yu mel ni donc fii dañuy jàpp ni pôle la boo xam ne vitrine la ñu war a xam lan moo waral mu am jafe-jafe jàpp leen ni tournée yi dafa baax ci ñun parce que dañuy xool mbir yi fan la taggatémbe pour que ñu jël suñu jumtukaay pour loolu mën a jëm kanam parce que loolu la mooy instruction président de la République directrice bu bees bi ñu ko tabbee fekkoon na yëf yi fii taxaw waaye gis ngeen ni yëf yaa ngi tàmbaliwaat parce que bu réglé li ñuy wax production alevin yi buñ ko amee mooy li njëkk seet fële nga ñëw ñu war ñu fii fi ñuy defaree aliment poisson bi kon la ca des ndegam étang yaa ngi fi ndox maa ngi fi ndox mi ci dañ koy pomper rek du ndox mu ñuy jënd naam pompage bi am na coût bu ndaw kon la fii lépp daje na pour que vraiment bu amee gestion bu set ci gannaaw fii mën a développé wu mën a produire jën yu bëri pour que waa Sédhiou ak li ko wër mën a jot ci jën yooyu. ñu dellu si fii ci Ndakaaru ak benn quartier bu nekk ca Grand Yoff ñu xamee ko ci Grand Yoff monument ñu faree foofule ci salte daanaka la ñuy dund ndax ay ndox yu salte moom moo ñëw fees dell ca yoon ba ñuy jaar loolee ñi fa dëkk di ko naqarlu bu baax a baax ak jaaykat yi nekk ca marché Grand Yoff reportage Aminata Mbari Sow Babacar Camara. lam bii nii mën naa la ko indil après léegi nga gis ko quoi lam bii nii bu ma ko raxasee day setaat wecc wextal mais boo ko exposé tey boo xëyee day mel ne mosoo ko raxas. ñii dëkkee ci koñ gile ci Grand Yoff lii la ñëw dund mat na léegi ñaari semaine xet gi moom sonal nañu torop ndax ñu fi nekk sax bu ñu wàccee il faut ñu jënd meew naan. xet bu bon la am ndoxu foos la ndox buy génn direct ci foos la quoi. da ngay pour nga dem si jàkk sa da ngay dëgg si sobe si ndoxu sobe pour dem si jumaa ji pour julli. ay ndoxu foos yu génn ci ay égout ñoo leen di tere noyyi kii nga xam ni dafay jaay lépp lu jëm ci wàllu bijouterie daanaka ay mbiram tàmbale na yàqu ci ndox mu bon moomule. ndox mi dafa am produit chimique déjà da ngay gis acide la ñuy raxase douche yi ak ay eau de javel ay omo léegi loolu lépp mooy dajaloowaat di dégage bi beneen air bu grave boo xam ne comme genre brise de mer dañuy def kër gu jege géej quoi noonu lay def affaire yi loolu moo waral instant yi ni ñu arrêté exposition yi ak événement bi yaa ngi gis mais doo mën a exposé parce que boo ko defee tey boo xëyee suba day ñuulaat kuk te bijoux yi gisoo sama téléphone su ma la wanee yii yëpp presque daf ko yàq. ñii dëkkee ci koñ jile ci Grand Yoff di ñaawlu tekkaaral ñi nga xam ni ñoo war a ñëw defaraat égout yi ngir ndox mu bon mi mën a dañ ci seeni gox. jërëjëf Aminata Mbare Sow démb xam ngeen ni moom lañ doon màggal bés bi ñu jagleel liberté de la presse réseaux sociaux yi ak seeni yàqu-yàqu ñoom nag ñu ngi lor liggéeyu taskatu xabaar yu bëree bëri ña fare ca Louga loolu la ñu gis ba tax na dafa am ñu ñëw ci seenu métier bi te bokkuñu ca gouverneur bu région bi moom mi ñu sàkku ca moom ab ndimbal nee na dina jàppale taskatu xabaar yooyu le bu baax a baax ñu fexe ba lépp lu ca bokkul ca métier ba ñu génne ko ba mu seet ci tegee ko fële rawatina ak carte nationale de la presse yu ñu fas yéene génne reportage Thierno Fall.
gouverneur bu région bi moom moo dalal journaliste yi Louga yi fii ci gouvernance déglu leen ci seen i càkkutéef mu bokk ci li leen gën a soxal pëccëxoo bi nga xamee ne rek nemmeeku nañ ko ci diiwaan gi ci liggéeyu journaliste yi. monsieur le gouverneur dafa am ñu nu rax loolu nag mi ngi jógee ci contexte bu bees bi nga xam ne léegi réseaux sociaux yi ku mu neex nga ubbi sa média di joxe information ku nga xam ne da ngay ñëw xamoo luy information man dama leen tudde les bricoleurs de l'information dañ am connexion rek di joxe xibaar. Achille Niang journaliste la di ancien correspondant Walfadjri fii ci diwaanu Louga moom mi ngi sàkku rek ñu jàppale leen ngir ñu mën a ñoŋal liggéeyu journaliste fii ci diwaan gi. dañoo agressé suñu métier parce que ñooñu ñu rax dañoo ñëw dugg pat infraction suñu métier xëccoo ko ak ñun ba xëy na sax da ngay nekk un journaliste boo xëyee suba doo am envie dem def reportage parce que ña ngi fay dajal la. ils sont des dangers ambulants. te loolu dañ cee war a taxaw. doléance yooyu nag kii di Bouya Amar xamle na ni dina ci bàyyi wàllam ngir ñu saafara ko bis bu carte de presse yi noppee ba journaliste yi ko yelloo jot ci. beaucoup de personnes yoo xam ne amuñu profil bi amuñu qualification bi amuñu sax métier parce que journaliste aussi métier la. am léegi vraiment tamit état bi jël na l'affaire aussi vraiment de la carte de la presse là aussi ñu commencé di fay action. tey carte boobu tey bi ñu ko commencé éditer ñun en tout cas ñun dinañ jël suñu responsabilité aussi def suñu liggéey tamit ci wàllu woowu. parce que l'information elle est vitale mais aussi elle est très dangereuse. journaliste yu Louga yi amaloon ab sitting fii ci gouvernance ngir mandargal journée mondiale de la presse. jafe-jafe yooyu la presse bi di dund Moustapha Diakhaté àdduna ci sax waaye it ak yeneen i ponk moom mi nekkoon chef de cabinet bu njiitu réew mi dafa jàpp ni kàddu yi muy yëkkati fan yi moom Macky Sall daanaka war na koo xoolaat bu baax a baax lu ci mel ni li fi xewoon ci weeru mars ak ni ñuy dalee ci kaw taskatu xabaar yi ak autoroute à péage bi kàddu yam ci yëkkati Moustapha Diakhaté ni njiitu réew mi na noppi fi lekk ab diir mu xool naka la war a waxee ak askanam Moustapha Diakhaté am na yeneen ponk yi yu mu wax moom moo nekkoon ganub info du matin dañ ci ànd ak Chérif Diak Thierno Laurent Mendy. kaddu yi njiitu réew mi yëkkati ci autoroute à péage bi neexul dara ki fi nekkoon chef de cabinet Moustapha Diakhaté. autoroute président bi wut a wax loolu ndax moom daa war a xam ne autoroute bi Sénégalais yi ñoo ko moom comme ni ñu moomee route nationale c'est-à-dire ni mu taxawoo ni état Sénégal taxaw ba autoroute am bu baax nit ñi mën cee jaar noonu la état bu Sénégal war a taxaw ba ancienne route de Rufisque ka fay jaar du ñee kenn. kon encore une fois loolu mu wax man rafetluwuma ko d'accorduma ci. Moustapha Diakhaté jàpp ni njiitu réew mi am na jafe-jafe ci wàllu communication moo tax bu waxee rek am ñu ko méttitlu mu koy digal mu daal di noppi ab diir. yooyu moom maa ngi koy ñaawlu maanaam li ma jàpp nag guddi yi ñu toll moom président daa war a noppi te wut ko koy waxal waaye ndax yàlla fu mu àddoo rek ñaari dana wax toxi doona woo xam ne du gënut ci moom gënut ci réew mi. moom mi nekkoon fi député jiite woon groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bëgg rek ñu daal di jëfee lépp luy décret d'application ci code de la presse bi. sàkku it ci journaliste yi ñu mànkoo doon benn. am na ci lu ma naqari loo xam ne jàpp naa ne yéen ni ngeen war a jàppaleen seen biir defu leen ko keroog bi nga xam ne ay wëyu dañoo song RFM cëla sañu song TFM song Soleil song Dakaractu jàpp naa ne la jaadu woon mooy benn journal war woon a génn benn rajo waratul woon a wax benn télévision war woon a tàkk parce que nag bu fekkente ne yéen dañuy dal seen kaw te du ngeen jàppalante ni ngeen jàppalante seen biir bu ngeen defoon ndànk ñi bëgg presse bi sànku dañu dimbali ñi dal seen kaw encore une fois maa ngi leen di masaw di wax président de la République loi bi nañ ko la code de la presse nañ ko appliquer intégralement waaye nag di ñàkk ci journaliste aussi ñu gën a am confraternité. Moustapha Diakhaté sosoon fi courant bi naan manko taxaw sunu APR ne fii ak weer wi di dee dina jàkkaarloog sénégalais yi wax leen ëllëgam ci wàllu politique. pèlerinage marial bu Popenguine muy aj boobule ñu jagleel soxna Mariama mu sell mi nañ ko doon defee daawaati géej du amaat ren ni ngeen ko gisee woon daaw xam ngeen ne dajaloo beeg yooyu yëpp amul woon ndax Covid 19 bi ren jile nag église bi dogal bi mu jël ngir màggal téeméer ak fanweer ak ñetteelu édition boobule mooy dem ci paroisse yeeg diocèse yi ñu def foofule ay messe waaye tamit ay ñaan rawatina altine bi ñu dëgmal bu ngeen baal ma altine yamook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai bu 10 heures jotee loolee lépp buñ koy def nag dinañ wàccoog bu baax a baax li ñu tëral ngir fexe ba moytu mbas moomule thème bi ñu tànn at wile mooy ànd ak Mariama ak Joseph dox ci yoonub jub ñëpp ànd doon benn mooy thème bi ñu tànn ren jile ñu jàll ci tàggat yaram ak li nga xam ne moo di football xam ngeen ni kon stade Lat Dior bu Thiès FIFA da nangootul ni mën nañ faa dalal ay daje ndax Sénégal ci weerum juin war naa daje ak benn réew ci éliminatoire coupe du monde ba ñu nar a amal fële ca Qatar Sénégal moom dafa war a wut beneen réew bu fas yéene dalal ndaje boobule jàppale ni ay at ci ginnaaw sax lu li mel
daloon na stade Léopold Sédar Senghor dañ koo ajoon ndax dañoo jàpp ni stade bi munta dalal yenn jongante yu nu mel. Tàggat yaram ba léegi ak basketball ay semaine képp moom moo des ci assemblée générale bi fas yéene dogal li ay coppite ñeel fédération sénégalaise de basketball ak ni muy doxee convergence pour la renaissance du basketball fii ci Sénégal nekk benn kuréel ñoom la ñuy ñaawlu mooy doxalinu maître Babacar Ndiaye ak ñi mu àndal dañoo jàpp ni dafa nekk daal di profito ci basket bu Sénégal. Cheikh Sadibou Diarra. ci kanam tuuti xañ na dinañ ci ànd ak moom wala yeneen jotaayu xabaar laata ñuy dem ci li ci yëglekaay yi dañuy dem rek ci biti réew Burkina Faso rawatina ci altine gi am na benn cong bu métti métti bu fa am ba fanweeri nit ay civil ñàkk ci seen bakken yëf yi mi ngi xewee ca diwaan boobule ñu naan Kodiel nekk ca département bu Futuri loolu ca pencu réew mi la ay nit yore ay gànnaay te xamaguñu ñan lañu ñoom ñoo ñëw ca village boobule ca fajar démb ñëw songu askan wi naam am nañu fa nekkoon sax di jéem a taxawu ñi di waa armée bi waaye seenu doole dafa néew ba tax fanweer ci ay nit lu mu gàtt gàtt ñàkk ci seen bakken ñu it dem lakk it ay kër ak it ay sàq yu denc li nit ñi waroon a dundee foofule. dañuy egsi ci ponk bu mujj muy liggéeylikaay yi xëyee tey ji ak El Hadj Assane Gueye wi ci mbooloo prise de parole publique loolu l'observateur xëy di càmbar maanaam waxin waag dëgër ga ca léeg-léeg ba ci conge ay borom yi xam-xam ci wàllum jokkoog waxin gis ne ay fana ngi fu mu waxee rek moom président de la république coow la topp ko askan wi sax am ñu ko ca gën a mere ci ca mujj mooy kàddu ya ñeel péage gi certe gi ak na mu joxoñee wàll wa des ñi nga xamante ni ñoo mënut a fay ci gis-gisu analyste politique bi Ibrahima Bakhoum ni ñu koy waxee rek naan ngir nga gën a sàmm faaw ngay songe du ñàkk xëy na pexe boobu la président bëgg a jógte waaye mu ne bu dee loolu jum na ndax ak fi réew mi toll président baaxul ci moom muy joxe impression nit ku taxaw di défendre rek sago daf ciy baax Momar Thiam docteur ci wàllu communication marketing politique ba tey yéenekaay bu groupe Futurs Médias moom ñett la foog ne moo waral waxinu président fan yi benn daa foog ne sénégalais yi faw nga direct ngir seeni nopp dégg Momar ne bu dee loolu it juum na ndax Sénégal penc mi na mu tëddee waxin daf ci am solo beneen bi mu foog ne moo waral waxinu président mu ne xëy na lu naturel loo xamante ni jógtewu ca safaan noonu la mel ca bu ni demee faaw mu xeex ak melo boobee ñetteel bi ci gis-gisu Momar Thiam du ñàkk xëy na mu jàpp ne sénégalais it faaw nga wax leen li ne li mun a ne ca foofee it mu ne fi réew mi toll kàddu yi dalal la penc mi soxla ca nag njariñal moom président mu xoolaat communication bi mooy su moytuwul benn wax rek dafay yàq discours bu lëmmam moom jiitu réew mi nag observateur ne umra ji na ci lu bette di visite surprise ca Makkatal Mukarrama ginnaaw fête du travail bi la fi bàyyikoo ñu ne ñu koy xaar ndakaaru tey jilee délégation bu oyof la àndaloon ci umra gi bokk na ca soxnaam première dame soxna Marième Faye Sall tey la ñu gën a dogu ñu ne ci xeex ñoom ngir sàmm seen suuf ci libération góor gi Ablaye Dione ne du nu baax kenn muy jël seen suuf ci xeexoo yi nag diggante ñenn ci waa dëkk ba ak gardien Sidima yi am na ca ndaw lu ami gaañu Ibrahima Sène lay wuyoo weñ lañu ko dóor ñu rawale yóbbu hôpital góor gi Ablaye Dione di leeral ci yéenikaay bi ne amuñu benn jafe-jafe nag ak waa Jilax mu ne Sénégal Afrique gépp xam nañ ni kenn benn nit rek lañu amal problème mooy Babacar Ngom ak fitna gi yow waat nag foofu ca Ndingler Le Quotidien ne saison 2 ba tàmbali na yéenikaay bi dinu xamal ne benn vigilu Sidima it am na ca gaañu miti li quotidien ne jàppante ca Ndingler ñu bari am ci gaañu Bassirou Diomaye Faye bu Pastef ci yéenekaay bi moom ne kenn moo mun a fay lakk gi ci gis-gisam muy njiitu réew mi Macky Sall mi nga xamante moo signé décret bi joxe suufas Ndingler source a ne Sénégal ci boppam moo fees dell ki réeroy suuf réew mi moo toog ci suuf su taxawul maanaam fu gannu se lool misaal yi di Mamadou Diop Thioune bu HCCT bi yónnee bataaxalab clamé ministre bi yore wàllu justice naata ngoom yore finance ak yore urbanisme lu ñeel njort ak jalgati terrain mu ne yu sinis xëy mbaaw ak jokkul askanu kacawoon ak maire ak Jembereng Tombo Gueye di tibbantey tànk ba yëfee teeri tribunal usuy ca Ndingler it ñu bari am ci gaañu ci jàppante diggante baykat yenn yi ak waa sécurité bu Babacar Ngom ca Diohine Fatick am foo ko tolloon ci juróom benn fukki at ginnaaw ba mu wannees lépp ci saxaaru gaz lacrymogène yu nu fa taal jële ci AVC ñu ne faatu ca Dougar it xeexoo diggante ñenn ci askan wi ak gendarmerie ba am ci ay blessé diwaanu Thiès Y'en a marre taxawi ŋàññ doxalinu eaux et forêt di dog garab ya foofee garabi xay yi ngir xàllal yenn promoteur immobilier yi wàllu syndicat Sidie Ndiaye njiital FGTS ci xët bu njëkk bu Vox Populi muy tontu président Sall mi ne du entretenir yi mag cay ndaw taxaw di fëgg ci buntu wutam xëy gi Sidie Ndiaye ne ko ci say wet yow président waxuma lay mag waaye ay vétéran maanaam mag ñu njëkk ña jural ay millions réew mi mu ne njiital central syndical yi Sidie Ndiaye jàppe leen gaynde yu màgget gaynde yoo xamante ni défendre tuñu kenn ca nag mu ne président xam ne mënatunoo mobiliser travailleurs yi moo tax saa yu ñu gàddoo cahier doléance yi wutali ca palais ba rek mu gàntu leen presse bu Sénégal moom mobiliser ci lu wér démb ci kanamu ministère de la communication
libération. Sud Quotidien wane ci xëtam bu njëkk ñenn ci journaliste yi mbubb yo xonq lool ak pancarte yi ci kaw naka noonu ànd ak technicien yi maase doon benn ñëpp ne doy na jot na nekkin wi dakk. wàllu politique fichier électoral bi di kàggu mi def mbind mi laas ne experts yi noppi nañ ci càmbar gi gisuñ ca benn njubadi ñu ne du ay nit yu bindu ñaari yoon du ay mineur Le Soleil ne expert bitim réew yi la ñu gis mooy zéro doublon amul iti mineur yéene kaay bi ne ca nanu liggéeyee nag yooyee expert mooy ni ko opposition bi bëggee woon. Sénégal ndekk ci wàllu football rafet bëri ñaaw ngemb lañu ci Le Témoin ne amul benn stade boo xamante ne nangul nañ ko mëninu dalal ab match ci wàllu éliminatoire coupe du monde 2022 yéene kaay bi ne scandale njaaxum dëgg mu waral sax gaynde football yu Sénégal seen 2 premières journées yi ca Praia lañu koy footballé Nouadhibou naka noonu Conakry Bissau dañuy jeexale doomu Sénégal bi di ndaw macha allah sunu borom may ko ca xel ma Rahma Ndaw moom Rahma Ndaw di joti raaya distinction ci États-Unis Les Échos ne samedi ji rek moo ci mujj ràññiku lool foofee ba américains yi bëggoon ko dugal ci Mensa USA mbootaay gi dajale ndawi Amérique yi nga xamante ni ci wàllu xel seen coefficient intellectuel dafa romb téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñett mu lànk moom Rahma Ndaw ay waay juróom lànkale ko ne Sénégal rek li ci ñuul kay mooy boobaak léegi gis ak i gët président Macky Sall da koo te witt. jërëjëf El Hadj Assane Gueye laataa ñuy tàggatoo benn xibaar bu ñu dab léegi muy ñaar fukk ak juróom liggéeykatu yu Twyford nekk ab usine buy defar karo fële ca Diamniadio ñoom may nañ leen bàyyi nëgandiku terewul seenub àtte dàq nañ ko ba fukki fan ak benn ci weeru mai bi ndax lépp lu ñu leen di tuumal nanguwuñ ko ba tax na ña leen di tuumal la ñu bëgg ñu teew dañ leen di toppee fitna ay yàqu-yàqu waaye it tere liggéey seeni morom mbokk yi jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias yeneeni xibaar 18h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm koorub jàmm jërë ngeen jëf